asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb nag tey dafa ñëw ci royaume bu mag muy royaume du Jolof di fi waxtaane góor gu mag boo xam ni mën nañu wax ni mooy mbokkum Kajoor ak Bawol mooy mbokkum Sénégal muy Sidi Alboury Ndiaye di doomi Alboury bokk ak waa Kajoor nag lépp xam ngeen ni Saxewar Fatma Diop moo jur Amadou Yàlla dem Jolof ci ay bokkam jël fa Fatoumata Nguy am ci Seynabou Diop ñu delloowaat ko Jolof ci ay bokkam mu am ci Alboury Seynabou mi nga xam ni buur bu mu daxul dala gisul kooku di Alboury mooy baayu Sidi Alboury Ndiaye yaayam aussi di Gagne Siri Diop di doomi Saxewar Soxna Mbay mi nga xam ni moo jur Lat Joor Ngoone Latir Diop kon xam nga Gagne Siri moomu nga xam ni moo jur Sidi Alboury Ndiaye doomi Saxewar kon xam ngeen ni ñoom jarbaati Lat Joor Ngoone Latir Diop la Sidi Alboury Ndiaye moomu nag moom lañ bëgg a waxtaane ak yéen tey ci seen émission Sidi Alboury Ndiaye nga xam ne Alboury Seynabou mooy baayam li ngeen Gagne Siri Diop jur ko mu ngi juddoo Yeng ndax 1875 la Alboury ñëw la falu buur ba Jolof toxal capital bi yóbbu ko Yeng def fa diir bu na taam juddoo fa ñu teg fa diir Sidi juddoo fa muy 1890 waaw date la boo xam ne histoire xam nga mag ñooñu 1880 am na document sax historique yoo parce que c'est ça l'histoire aussi document yoo xam ne da ngay gis 1879 mais exactitude bi mais consensuellement nous avons retenu 1880 comme année de sa naissance à Yeng tatay Alboury ja fa la juddoo waaw yar gi nag da ngay jàpp ne bi nga xamee ne nekk na ak baayam fukki at parce que 1890 mai 1890 la Alboury génn Sénégal alors donc fukki at yoo xam ne nekkee na ko ak baayam waaye la ca topp mën ngaa wax ne nekk na ci ay loxo jaar na ci ay loxo comme ni Bouna jaare ci ay loxo yóbbu nañ leen Fuuta avant tubaab bi di leen teg loxo kon Sidi dañuy jàpp ne dafay replier waat parce que Bouna moo ko njëkk a dem école des fils de chef kon moom dafa ñëw diggante nekk Kajoor nekk Kellal kër nijaayam Amadou Makhourédia foofu jàng na fa alxuraan ba Bouna ñëw 1895 installé wu def ab diir daal di defal l'école de Yeng l'école de Yeng 1897 qui est l'une des plus anciennes écoles françaises en dehors des 4 communes après avec l'école de Saldé alors donc nekk na ci keppaaru Bouna dugg école française fa la duggee école française donc ba mu duggee école française ba tolloog niveau certificat boobu loolu lañ daan soxla ci indigènes yi ñu commencé leen utiliser après donc mu nekk ci direction wu ci njiital magam falu buur ba Jolof ba mu nekk ba ñu réformer buur ba Jolof mu nekk chef de province nekk na secrétaire u vieux Bouna di ko jàppale ci chef de province ba ni mu amee ay fonctions vers les années 1910 mu am ay fonctions comme secrétaire au tribunal de Saint-Louis de Louga et ensuite interprète waaw loolu mooy niveau de préparation la carrière école de chef des fils de chef nee naa la jaar na fa kon donc éducation boobu la entre cette éducation bi nga xam ne mi ngi nekkoon yar keppaaru Alboury ba muy am fukki at yar bi nga xamee ne Alboury dem na nekk ci loxo ay nijaayam Amadou Makhourédia li ci toppit mooy bi Bouna ñëwee dellu si ba installé buur ba Jolof mu ànd ak moom jàppale ko ci nguuram formation am nag fekk boobu dugg na école ba mat formation am administration daal di koy jël daal di koy employé jox ko des responsabilités ba 1918 ci lañ ko njëkk a nommé chef de canton
muy Maka Koulibantang ma leeral ne laata loolu nga xam ne nekk na Louga 14-18 bi colonie bi leen chargé ñu recruter joxe du personnel ci comme participation à l'effort de guerre dans la troupe noire nga xam ne dañoo séddale woon réew mi ku ci nekk ay quota bi nga xam ne Jolof moom la Mame Bouna waroon recruter bi mu leen recruter ba pare dafa taxaw seen kanam ne day ànd ak ñoom moom Mame Bouna Albouri mi nga xam ne boobu il était Bourba Jolof waaye dafa ne woon day suspendre son règne pour aller combattre avec aux côtés de la France. léegi ba muy dem nag Mame Sidi ci boppam moo bind lettre gouverneur ne ko vu ses responsables yi nga xam ne moom la am doon Bourba Jolof magam di si Bouna di Bourba Jolof moom mi nga xam ne moo gën a féete ndaw di rakkam dafa bëggoon dem à sa place loolu ñaan na ko gouverneur général bëgg cee forcé sax ba forcé dugg ci train bi nga xam ne Mame Bouna moom la duggoon bi muy dem waaye loolu gouverneur général nangulu ko kon Mame Bouna dem guerre mais bi mu ñëwee Mame Sidi ci lañ ko nommé bi guerre bi jeexee ci lañ ko nommé chef de canton Maka Koulibantang ñaani Kalankadougou foofu lu tax ñëw fa Mame Sidi loolu tamit taarix la ndax canton la boo xam ne bi les populations étaient rebelles ils étaient réfractaires à l'autorité coloniale waaw dañoo xawoon a dummóoy dañoo xawoon a bañ kilifteefu nguuru tubaab gi nga xam ne moo fi nekkoon waaw nekk seen àll boobu xam nga tubaab yi mënuñ ñëw jot ci ñoom administration maanaam colonisation mënul sax daanaka egsi ci ñoom ba pare ñu am ay xar baax affaire xërëm yoo xam ne léegi gars yi ragaloon ko ñu seet nag ci personnel bi ñu am ñu ne kii ku mel ne Sidi Ndiaye nga xam ne préparé maanaam tàggatu na ci jiite ay nit jàng na jàngum tubaab kon kii war naa mën a dem ñaani Kalankadougou mu dem fa ba mu fa demee daanaka la tubaab bi bëggoon am na lu ko raw ndax jaxasoo naa ak ñoom ci ak xel ak pas-pasu nit ci lu dul sax maanaam lu dul sax xeexoo wala juyoo fexe na ba nangul ko muy organiser mu doxal na mu ko waree doxalee canton boobu ba soo demee foofu ay nettal yu rafet la fa bàyyi ca maamu ña fa nekk tey. am na yeneen poste yu bu nekk ci réew mi. waaw ba mu jógee foofu dañ ko indi Kayel canton Kayel boobu mooy dans le département de Mbacké mooy le département de Mbacké ba mu fa jógee dañoo tas fa la nekk diggante bi nijaayam doon fexe mu jege sëñ Touba waaye neem dafa tënkuwoon ci ndigal nekk ci xaw na gàntal waaye am fu mu jaar ak sëñ Touba wan ko ndax sëñ Touba ci moom moo ko daan laaj ndax mbokk gi nga xam ne bokk na ko sëñ Touba muy benn néeg ndax nee naa la Sidi ak sëñ Touba ak Amadou Sakhir ku ci naaw sa morom naaw ndax ñoo bokk lu ñu naan néegub gonjox Amadou Sakhir Mbay Baye Jili Mbay ak sëñ Sam Mbay ndax ñun ñoo bokk néegu gonjox bi nga xam ne Daaro Badiane Paan Badiane ak Jaxar Badiane ñoo fa nekk Sidi mi ngi jógee ci Jaxar Badiane sëñ Touba jógee ci Paan Badiane Amadou Sakhir jógee ci Daaro Badiane léegi sëñ Touba daan laaj Amadou Makhourédia naan ko waa Gansiri de xanaa amoon na bant ak Albouri mu ne ko waa am na doom bu góor mu ne ko mbaa ba muy Albouri demul mu ne ko mi ngi fi mu ne ko fu mu nekk mu ne ko daa nekk ci loxoy tubaab bi sëñ Touba daal di feeñal ne kooku day ci sama ñooñ la bokk waaw ba nga xamee ne nag nekk na Maka Koulibantang sëñ maam Amadou Makhourédia nijaayam waaye ko demaan seeti dafa daan wax ci moom ci mbiru sëñ Touba mu koy rafetlu waaw xam naa nag jébbal gi booba dafa jotul woon ba bi mu ñëwee Kayel bi ñu ko affecté Kayel 24 la loolu boori 24 ci la tàmbale jege sëñ Touba donc 24-25 ci la jébbalu sëñ Touba ndax doomam bi mu tuddee sëñ Touba jamono yooyu la judd muy Serigne Mbacké Serigne Touba Ndiaye. alors léegi bi mu gisee sëñ bi xam nga doomi buur soo faloo fu lu sa dëkk day mel ne faluwoo ndax falu say mbokk lañ ci taamu léegi mu yendoog sëñ Touba ba ngoon bi mu ñëwee siyaare sëñ Touba mu jébbalu jox boppam dafa jël manto bi daan ne ko dama la koy jox dama bëgg génn ci affaire nguur topp la
Sëñ Tuubaa delloo ko waat manto bi ne ko yow doomi tàgg nga naaw rek nga mën a def waaye manto bi loo ci liggéey loolu lay fay ëllëg mu nekk ba ngoon lan na ko lan mooy sa bébét loo def loo fi wax tey sa borom dina ko def mu ne ko Fallu Jolof rek xam nga mbiri jaayante la mbiri baatin jaayante la mu sas ko gasub teen kayal am na waaye am même kéllal ci kër Amadou Mokhro waaye kayal yi sas na ko sax gasum teen daal na ko teen boobu nag na nga ci góorgóorlu waaw ba bés ba muy tàggoog moom muy tàggoog Sëñ Tuubaa Sëñ Amsatu Jaxate ngi toog mu ne ko Amsatu Sidi mi booy naa ba yombal xayam moo tax Sëñ Amsatu Jaxate su ma saan jékki dana ana Sidi Njaay Jolof ñu ne moom mi ngi fi mu ne kon de faatagu ma ndax maa koy jébbal borom ndax Sëñ Tuubaa ko waxoon te noonu la demee léegi bi nga xamee ne tàmbale na gas teen bi ñu dawal tuuti rek suñu mag bi daal di fi jógee affaire jikko ceddu bëgg a ñëwaat mu bëgg a bàyyi daal ne waa kii di ma gas loolu sas ma teen sas ma liggéey eggul daal di dem bàyyi ma fi kon kay bëgg a bàyyi gas teen bi suñu mër mu sawaa daal na ko Sidi wax jooju la Sëñ Tuubaa wax ak loolee nga ngay sàkku xamal ne lépp mu ngi ci bënnu teen googu mu wéyal liggéey bi ngir gas teen boobu bés bi teen bi nga xam ne bënn na bés bi teen bi bënnee ndaw la mu yebal mu ñëw di ko yëgalee sëñ Modou Moustapha daje na fa ñuy indi xibaar ne gouverneur général def na benn décision buy nommé Sidi Albouri chef de province dans le Jolof dans le Pass Baxal sëñ Modou Moustapha dana ko sa bëndu teen googu sa mébét yëpp ci la nekk ba mu bënnee mu koy yebal di ko wax sëñ Modou Moustapha laa wax ne la fekk na fa ñuy indi xibaar buy ba yëgal sëñ Modou Moustapha ne ko Sidi déplacé nañ ko canton bi xar nañ ko Sidi déplacé nañ ko ma ngay dem Jolof def nañ ko chef de province ñu ne ko chef de province Pass Baxal mooy li wër Sagata ñëw ba Daara foofu moo nekkoon capital Sagata moo nekkoon capital nekk na fa yàgg fa lool bañ indi ba mu jógee foofu ku mu jóg waaw moo fa remplacé ñu indi ko Daara nag fii la nekk ba 1959 daanaka mën naa la nekk 30 wala waaw 30 waaw 1930 ba 59 daanaka wala 31 ba 59 moom moo fii moo fi nekk bi Maam Bouna génnee dem bàyyi nguur gi de dem Louga ne fa bokk nekk membre conseil colonial moom it mu nekk membre conseil colonial Jolof gii daanaka su amuloon turu maanaam titre buur ba Jolof sax moo fi taxoon taxawaayu buur ba Jolof bi nga xam ne Maam Bouna dem na Louga daa dajale mbokk gépp nag ñu war a falu te faluwuñu ak ñi nga xam ne war nañ ñëw day jëm a fexe ñu promouvoir leen comme chef ak ay jigéenam ay baayam ay mbokkam yëpp Jolof gépp ak waaso yeeg askanu Jolof yëpp si daal bu moo leen dajale kër gi daanaka mooy nam nekkoon de capital moom moo nekkoon capital di Jolof moo nekk fi mooy wàccukaayu bépp Jolof fii it la chef de canton Jolof yi fi nekk fi lañ daan daje fii lañ daje daal di délimiter les limites di Jolof fi lañ ko defee ci kër gi ci njiitalu Sidi Albouri loolu moo dëppook exactement département de Linguère tey loolu Sidi Albouri moo ko def nekkoon fi di agent de l'administration parce que nekkoon chef de canton waaye it di nekk tampon diggante administration coloniale ak waa réew mi te ndax nit ñi dañ doon gis ci moom boppam parce que dafa jaxasoo woon nit ñi bokk ak ñoom ay gëm-gëm di dund nag ak jolof-jolofam di dund ak Sénégalam di dund ak taalibam. mais moom njabootam nu ñu bokkee après après moom mbokk gi mbokk Sëñ Tuubaa mooy jaxasoo gi rek ndax da nga jël ci wàllu Albouri soo jëlee ci wàllu Albouri baayam ndeyam Seynabou Diop soo xoolee ñaari càllal li nga xam ne nit moom lay am moo kër ndey kër baay moo koy yóbbu ci këru diine yu bëri Seynabou Diop
ndax maam Seynabou Diop yaayam Fatimatu Nguy Biram Khoudia Tam moo bokk ak soxna Njaay Biram Khoudia Tam mu jur maam Aram Mbonko mu jur maam Sofeetu yaay alaaji Amansour alaaji Habib ak alaaji Abdou Aziz Seynabou Diop boobu it moo bokk moo baayam Amadou Yàlla moo bokk ak Aminta Yàlla mu jur xariba mu jur soxna Aminta Lo mi nga xam ne mooy ndeyu suñ Modou Moustapha ak suñ Baara donc ndax maam Albouri ndeyam Seynabou Lo moo tax Seynabou Diop moo tax ba soo demee kër sëñ Touba am na soxna soo xam ne su seen ñaari maam bokk ndey ak baay muy moom moo soxna Aminta Lo Aminta xari maam Aminta Yàlla Albouri Seynabou Amadou Yàlla kon day bokk ak sëñ Modou Moustapha bokk ak sëñ Baara càllal woowu mu indi ko mu indiwaat mbokk ak sëñ Cheikh soo demee ci kër ndeyam Albouri Seynabou Fatimata Nguy Biram Khoudia Tam nga ne Sofeetu Ñang Aram Mbonko soxna Njaay Biram Khoudia Tam mu boole ko waa kër Alaaji Malick muy nijaay ci ñoom Alaaji Mansour bel xaw mi ak maam Abdou Aziz ak sëriñ Abib Si geneen gi wàlle it Sidi ci boppam Gaye Siri Diop mi nga xam ne mooy yaayam Gaye Siri Diop mook Amadou Mokhreja ñoo bokk saaxal soxna Mbay ak Mokhreja Fall waaw léegi Amadou Mokhreja boobu bokk ak Gaye Siri ndey Sidi ndey ak baay Amadou Mokhreja moo jur soxna Fatma lañ jox suñu Modou Moustapha mu jur Cheikh Gaynde Fatma ak soxna Khady Gaynde Fatma jox Sidi jël doomam jox ko soxna Xaar mu am sëñ Abdourahmane mi ne fii di xalif tey Gaynde Fatma di sëtu Sidi Albouri am na geneen wet yoo xam ne li sëñ Mourtala ak sëñ Basiiru dañuy doon ay jarbaatam ndax soo Sidi Albouri Seynabou Amadou Yàlla soo jëlee lu laa xam ne sëñ Muntaxa mii ñun suñu sëriñ la suñu yaakaar waaye suñu doom bàyyi la ndax sëñ Basiiru jarbaatu Sidi Albouri la sëñ Basiiru Fatou Modou Maam Xari Jeng Yàlla Mbéru Amadou Yàlla kon Fatou Modou Maam mu jur sëñ Basiiru mook Sidi seen ñaari maama bokk baay Sidi loolu la nekkee nijaay suñu Murtala ndax suñ Murtala soxna tuuti Madul Samba Mataan Lumbe soxna Mbay mi bokk ak saaxal soxna Mbay ndey ak baay mu jur Gaye Siri mu jur Sidi kon soxna tuuti ndey suñu Murtala mook Sidi seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay muy Mataan Lumbe soxna Mbay ak saaxal soxna Mbay noonu la demee. waaw asalaamaaleykum